جل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعم يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجل مقدار ما وليت منه maak Alaaji Libaas Diop DG ak le grand patron DG Albourakh Abou Ndour nga xam ne macha allah voilà ñaan yàlla nag sunu dal bu bees bi ñu ñëw fi téeméeri at dem ba sunuy sëtaat si fi ñëw lépp nag ànd ak gudd fan ak mu jub rafet gudd fan mu jub rafet yaa nekk yàlla def voilà Abu kër gaa ngi nii seen kër a ngi nii muy gàmmoog lu dul gàmmo fii mooy sunu kër foo jógee ñëwoon voilà macha allah ñu nga kër gaa ngi nii Alaaji Libaas defar na ko mu ne cocc defaral ñu ko nag ñun ñëpp waxuma la sax famille bi mais yëpp ñëpp ko moom foo jógee muy gàmmoog lu dul gàmmo fanaan ci waaw ni bul dem te ñëw fii mu ngoon fii daal mooy kër bàyyi defal yàlla jërëjëf mu ngoon jërëjëf voilà ñu baax di sànni ñaari baax moom du wax rek mais foofu nga mën ñaari baax du mën a ñàkk yaa bu waxee rek voilà bu ma waxee rek wax na jeex na aca kon aca ñu gërëm ñëpp sant ñëpp donc en route vers Bella Bourle dans quelques petites minutes rek ce sera en direct pour Bourle bi kàng bi mu àndal ay oustaz ay imam ay muqaddam donc ci kanam la doon merci beaucoup jërëjëf